yéen suñu mbokk yi nga xam ne yéen a ngi seetaan télévision kuréel Sawul Khadim TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax tey ñu dikkoon ci tuuti ak leeral boo xam ni mbokk yu bari nekk ci réew ñu ngi koy sàkku ci ñun ngir ñu defal leen ko leeral mooy li jëm ci wàllu loi yi nga xam ne moo génn jëm ci wàllu këyit yi ak naka la tëddee comme ni ñu ko xamee ñun ñëpp rek ñu nekk ci réew mi xam ne ñu bàyyi ñun dañuy ñëw fii jaaruñ ci wàllu demande de visa dañoo jaar ci yoonu suuf bi baag si loolu nag dafa am benn buntu bu ci ubbeekoon mooy buntu bi nga xam mooy buntu protocole de réfugié protocole de réfugié yooyu nag dafa doon loo xam ne li koy tëral loi internationale boobu nag réew yu bari dañuy am ay accord ñu koy tërale ñoom nag jamono ji ñu fi agsi ñun bokk na ay temps yi ñëwaale woon fi buntu boobu gënoon na yaatu ba xamuñu woon nu ñu koy tëralee ñu ko daan wut ndaxte li taxaw sax ñu gënoon tee sawar mooy protocole de réfugié réew mi boo ko fi amee loi bi nga xam moom mayee protocole de réfugié dafa wax ne foo fi am na nga am sa CPF am sa carte de travail ba àllarba bi weesu sax rek am na benn décret bu génnaat bu bees boo xam ne daanaka du objectif wax ji moo tax duñ ko leeral boo xam ne tuuti def na ko lu jëmaat ci protocole yi changement yi nga xam ne na ko def ba agsi ci léegi dootul jar nit ki sax buñ ko dee jox wala li nga xam ne mooy wàllu këyitam bi nga xam bu ñu finalisé processus am di muy ñëwati mën na ko envoyé loolu yëpp ñu ngi ci loi bu bees bi nga xam décret bu bees boo xam ne téeméer jël na ko waaye du wàllu waxtaan bi tey ci li mu gën a jëm moo di dafa mel ni dañoo dégg ay xeetu mbir yu bari yu jaaxal nit ñi yoo xam ni ñàkk a dégguloo rekk la wala ñàkk waxtaan ndaxte protocole de réfugié boo ko amee ñëw ci réew tekkiwul ne yow da ngay réfugié waaye dafa tekk ñi dangaa ñëw wax ne yow réfugié la boo ko waxee ne danañ ko seet ki koy seet nag mooy konaare bu ko seetee ba noppi nag dafay joxe li ngay wax mooy acte bi nag mën naa doon ñu ne yow refusé nga mën naa doon ñu ne la doom mën naa dem nag ñu seet ne kii kat du refusé waaye nag li ñu mën a def nag mënees na koo may ndaxte ay jumtukaay ay instruments yoo xam ne accompagné na loi yi muy ci mel ni wàllu nit ki bu fi nekkee ak wàllu yëngu-yëngoom naka la demee dañ koy analyser lépp ci biir document yi buñ koy xool daana waral ñuy may kayit ñu bari lu ci war ci wàllu liggéey beeg ci wàllu xam ne ñun amuñu benn violence bi ñu daan def yooyu daana waral lu bari ñu may waaye boo gisee am réew du dox faaw ñu koy saytu di ko xool président nag ci la cee bokk ba ay sénateur ma ki député am xool xam ne li nga xam ne mooy tëral wàllu immigré ci dëkk bi dafa xaw a wuuteeg ni jamono bi doxee ci wàllu droit de l'homme bañ ko xalaatee nag ci lañ indi loi bu bees bi nag indi na ay soppeeku yu jëm noonu ci yu baaxoon ci ñun lool nga xam daanaka am na boutique bokkoon boo xam ne mooy may ñëpp ay kayit waaye gouvernement bi nangu ko ndaxte loolu dafa bokk ci insécurité wu réew mi te ku ci nekk boo xalaatee war nga xam ne lu wér la beneen bi ci topp am na ci loi yoo xam ne dégguñu ko ñun bu baax ba waral na suñuy juwaloo di ci am bi ci njëkk mooy lan mooy autorisation de résidence ak lan mooy li nga xam ne mooy processus protocolaire comme ni ñu ko leeralee bu njëkk ku am konaare mooy saytu say mbir jox la accord am que soit nga def recours que soit ñu jox la cédule d'étranger boobu nag boo ko amee da ngay daal di génn ci wàllu réfugié da ngay doon immigrant reconnaître léegi nag am na leneen loo xam ne loi bi indi na ko lu ñu tuddee autorisation de résidence mu am ñaari fànn benn bi muy autorisation de résidence laboralis boo xam ne am na ay mbir yu bari yu mu tënk mbir mi mu njëkk a tënk nag bokk na ci li wàllu xam ne buñ ko waxee ci ñun ci wàllu portugais mooy pesquise ak ensino de extensão académica bokk na ci li nga xam ne mooy trabalho ou oferta de trabalho bokk na ci ba tey réalisation de investimento bokk na ci ba tey tamit réalisation de atividade de relevância économique social scientifique ou cultural bokk na ci ba tey tamit pratique activité religieuse yooyu dafa bokk ci li ñuy tuddee demande d'autorisation élaborée dana gën a leer fi muy gën a leer bu ñu accès ci hypothèse yooyu boo ci bokkee mu am benn situation bu la ci enquadré rek da ngaa war a dem demander autorisation boo ko demandé waxuma da ngaa war a dem mais boo ko demandé danañ la analyser war la caa may lu wuute ngay xaar protocolaire boo xam leer na ne yow doo réfugié waaye mën na si laa may kii mën na la caa bañ a may loolu mooy indi mbir mi nga xam ne xewal nañ ko ne ku am sa wàllu casier judiciaire ak nangam daan dem déposé ji du déposé ji këyit doo def da ngay def demande boobu ngay def nag mooy tudd demande d'autorisation de résidence léegi nag li ko gën a yokk mooy dafa am benn
protariat interministériel boo xam numéro 4 la génnoon ci le 27 février bi weesu bi nga xam ne bi mu génnee nag dafa indi loo xam moom la ñuy wax réglementé dos casos não previstos da lei mooy wàllu saafara li mbir yi nga xam ni loi bi jiitu waxu ko te nit ñi mën nañ caa nekk loolu nag bu ca nit ña nekkee nag dafa am leneen lu ñu leen di quadre te nit ki bu fi ñëwul ngir liggéey si ñëw ñu fi ngeen nangam wala loi bi kat tuddul lan la ko war a mën a mayee kayit moom bu ñëwee nag ne man de loi boolewuma ci mbiram waaye bëgg naa ngeen section mbir ngi may ma kayit kooku dafa am beneen demande boobu bu ko defee des na ko saytu ñu koy saytu nag mooy DEMI la moom doon département de migration boo xam ne mi ngi nekk ci ministère de l'extérieur boo xam ñoo yor wàllu immigré yi bu fa ñu ki demee nag danañ saytu moom it comme ni ñuy saytoo protocole réfugié ca CONAR buñ ko saytoo nag buñ ko waree may ko moom it lañ ca war a teg na lu ca bàyyi na dañ la may moom moo tax ku fa demande lu bari ñu yaakaar ne dañ ko may waaye lii bëgg a indi ak leeral mu xam ne dañ ko teg ci xalaat donc mooy dañ leen indil li nga xam mooy hypothèse autorisation de résidence hypothèse autorisation de résidence bi nga xam ni moom moo génn ànd ak loi bi lii la wax moom dafa wax ne o requerimento da autorização de residência poderá ter como fundamento as seguintes hipóteses: a residência tenha como finalidade pesquisa, ensino ou extensão acadêmica, tratamento da saúde, acolhida humanitária, estudo, trabalho, férias de trabalho, prática da atividade religiosa, serviço voluntário, realização de investimento, realização da atividade com relevância econômica, social, científica, tecnológica ou cultural, ou réunion familiar. kon boo déggee hypothèse yi nga xam ne li ñu ci mën a bokk ñun mën nañ fee ñëw ngir gëstu si wala ñu ñëw fi ngir jàngale si wala ñu ñëw fi ngir jàng si wala ñu ñëw fi ngir liggéey si ñun kon yooyu buñ ci bokkee bu ñu ñëwee ba ci réew mi nekk fi mën nañoo demander autorisation de résidence ni ñu koy defee nag boo ko demandé dañ lay yóbbu lu ñuy wax SIC muy comité international bi nga xam mooy gérer wàllu migration ci nekk ci ministère bi ba léegi moom boo fa demee noonu da ngay dem def lu ñuy wax certification digitale bi tamit mi ngi nekk ci site bi ñuy wax Migrante Web boo fa demee foofu ngay defaale sa certification digitale wax ban façon de autorisation de résidence nga bëgg boo ko déposé ba da ngay indi ko ci police fédérale bi ñoom ñoo koy encaminhar mu dem ci ñoom bu demee ci ñoom ñu saytu ko kon ki nga xam ne tamit ba tey dafa jëm di demande li nga xam dafa basé ci wàllu liggéey mooy ñuy wax autorisation de résidence bi basé ci wàllu contrat de travail dafay dem bu amee contrat boo xam ne leer na mi ngi dox ak moom bu ko jëlee dafay dem wut certification digitale boobu boole ko yóbbu ko ci police fédérale encaminhar ko ci coordination générale de immigration mooy CESIC bi nekk ci ministère du travail bu ko fa yóbbee ñoom ñooy saytu buñ ko la xool ak koy may kayit beneen bi ci topp mooy li nga xam ne mooy portariat bi ñu doon wax dinañ ko lire moom mi ngi génn ci le 27 février moom li nga xam ni moom la ci bind lire ko mooy gën a jàpp nga xam ni ñu mën koo dégg dafay wax ne dispõe sobre o procedimento de concessão de autorização de residência para casos não previstos expressamente na lei número 3445 de 24 de maio de 2017 e no decreto número 9199 de 20 de novembro de 2017 dafay wax ni lii dafa ñëw ngir wax ci wàllu autorisation de résidence bi nga xam ni loi waxu ci comme directement waaye mënees am na ci lu mu ci mën a def ndaxte ba tey loi moo tëral lii ñuy bëgg a wax te mu génnoon ci jamono jële ci le 20 novembre doon loi le 13445 numéro 13445 ci décret 9199 li mu wax ñi ko seq nag mooy ñii mu ne os ministros de Estado de Justiça e Extraordinária de Segurança Pública no uso de suas atribuições que lhe conferem o artigo 87, parágrafo único, inciso 2 da Constituição e com base no artigo 163 do Decreto número 9199 de 20 de novembro de 2017, resolvi artigo 1
Esta portaria regulamenta os procedimentos de concessão de utilização de residência para casos não previstos expressamente na Lei número 3.445, de 24 de maio de 2017, e no Decreto número 9.199, de 20 de novembro de 2017. Artículo 2. O pedido de autorização de residência protocolado por imigrante ou visitante que se encontre em território nacional e que se enquadre na hipótese do artigo 1º será avaliado pelo Departamento de Migração da Secretaria Nacional da Justiça, do Ministério da Justiça. Primeiro, o pedido que trata o caput